Maodo Malick ñoo ngi lay nuyu bu baax. oui ñu ngi lay fay Pape. waaw di la jaale bu baax kilifa gi nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo tey wuy ji sunu borom yow nga nekk koo xamante ni dañ lay gis c'est vrai yaa ngi yëngu ci wàllu politique njëkkee ci li nga xamante ni moom mooy action citoyenne waaye surtout ci sa présence ci espace public ñu gis aussi yàlla sunu borom dimbali la defal la talent ci wàllu communication nan ngay expliquer tey ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Tanor Dieng ci wàllu présence am moom tam ci espace public ak prise de parole am fàttalikuwuñu fu mu waxee loo xamante ni dañ ko ciy xeebe yow loolu pour yow secret bi lan la. waaw d'abord Pape Djibril di ko jaale Sénégal gi yëpp di wax ni li am solo rek mooy comme ni nga ko waxee xam nga nekkal njiit wala nekkal kilifa amal ndombo tànk. te ba àdduna di jeex yàlla mun ko garantir kenn waaye sañ nga nag nit nga ni man dinaa rafetal ba fu mu yem parce que dund ci suñu borom moo ko dépendre moo naan fukki at ngay dund juróomi at ngay dund téeméeri at ngay dund mais dundin nag choix de vie ni da koy def nit moo naan man dinaa dund di rafetal di baaxal di am nu may defee te du ma ñàkk mukk sama dignité du ma ñàkk mukk sama ngor du ma fexe ba ni jéppi ma te Ousmane Tanor Dieng loolu def na ko il avait un choix de vie man dama bokkoon ci ñi nga xamante ni vers les années 98 dama bokkoon ci ñi ko naan xarab comme ñëpp ñu ci bari bokk mais bi may sant nag kenn ku ñuy wax Mambouna Massal ministre Mambouna Massal président du conseil daf ma doon wax ni Malick vraiment yow xamoo Tanor ma ni ko mais ma sant yàlla ba yàlla may ma 12 ans yi nga xamante ni nekk na ko dans l'opposition ma wax ni nag Tanor nañ ko delloo njukkal bu ñuy wax ngaay mexee tax bu ñu naan tey parti socialiste nekk na ba tey moom la parce que opposé politique ñëpp métti na waaye 12 ans yi mu opposé wu moom métti na trop donc il a tenu le parti yàlla may ma dem ba am ak moom des relations personnelles mu nekkoon ci li mujj rek laay wax ci parrainage bi mujj nii am na yeneen yu jiitu parce que ñun moo doon suñu mooy responsable politique au niveau de la région ñoo bokk région ma am benn bis ma ni président Mambouna Massal ma koy jaale ma ni ko man daal li ma jaaxal mooy Ousmane Tanor Dieng président Ousmane Tanor Dieng bu ma ko fekkee mu toog bu ma koy nuyu sax day jóg mu ne ma kon am na sympathie ak respect bu rëy ci yow en Tanor dans le comportement rien n'est fortuit rien n'est hasard c'est-à-dire quand tu lis tu sais Pape Djibril ceux qui ont le respect des règles grammaticales sont des gens qui ont un respect profond pour les règles de vie c'est-à-dire moo xam alxuraan laa ne koo gis muy bind te bind mu di ko sàmm xamal ni muy dundeeg ni ñu def koy sàmm donc Tanor moi je dis que c'était un homme très urbain il était d'une urbanité qu'aucune grossièreté ne saurait troubler loolu wane na ko dama wax ni nag Tanor yi jeexuñu fi parce que li nekkoon ci Tanor ku bëgg rek mën ngaa nekk ci yow mais dafa am choix bu ñu war a def ma wax ni tey ñàkkuñu dafa am ku dem rek on n'a pas perdu parce que servir na dëkk bi am na lu mu ñu jàngal am na lu mu fi bàyyi li nga xamante ni je pense que buñ ko defee un héritage ñu bañ rek ku jóg dem ñu ne ku baax la woon après demain ñu nekkaat ci terrain politique bi xarab xam nga damay wax souvent sax ni bari na lu ñuy xase ñii politique Pape Djibril gis nga nit buy politique am nu mu mel bu nekkoon ci seen profession boobu ñu bokk mën ak yéen muy journalisme noonu lay mel bu nekkee ci juge noonu lay mel bu nekkee ci sëriñ sa sax noonu la cay mel donc moi je pense que dafa am lu xew mooy di nekk li am ni sociologue yi war nañ ko mën a jàngat ak nit ñëpp mooy c'est l'intelligence émotionnelle des Sénégalais qui est fouettée dans les deux sens hier qualification historique à une finale aujourd'hui perte cruelle de quelqu'un qui a cimenté l'histoire politique du pays pendant plus de 40 ans ñun buñ ci jàngatul ñun ñëpp rawatina nag ki nga xamante ni moom lañ ko jiit ñu koy jaal dama wax ni fi may terminer mooy témoignage bu ma mën a def ci relation wu Ousmane Tanor Dieng ak Macky Sall dafa am ay temps affaire yi métti ñun dans la mouvance am na ñu gëmoon ni non parti socialiste et tout ma taxaw benn réunion on était ensemble ak ay gars man leen certitude là am ni ñaar ñii kenn du ci war sa morom. parce que Tanor wóor na ma ni bu jàppee du bàyyi.
Macky Sall man waxuma président nit ki laa xam. dama ni leen am na lu ma xam ci moom. du bàyyi du wor du bàyyi nitam. c'est très bien. mel ni bàyyiwul ba léegi Pape Djibril. oui ba lii am ba mu demee nii di leen gërëm. di wax aussi saluer pertinence su analyse yi ngeen di def di delloo si nit ñi. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf di ñaan yàlla Tanor yàlla na ko yàlla xare àjjana. jërëjëf Maodo Malick Mbaye soxna